njabootug avocat yi Sénégal mel ni ñu saytaane gane si fan yi ak coowal Ousmane Sonko Adji Sarr observateur xëyee kalaame gi maître Dior Diagne kalaame jaare ko ci bataaxal ci kanamu ki leen bokk njaboote di bâtonnier ordre des avocats kalaame jëmee ci naatangoom maître Bamba Cissé ak maître Pape Samba Sow soxna si la ko metti di lanu ko njortal ne mooy ki bindal Adji Sarr moom Dior Diagne plainte bu mu teg ci ndoddal Ousmane Sonko ci kanamu section recherche gendarmerie bu Colobane maître Dior Diagne ci bataaxal bi di ci weddi bam set wicc waaye di ñaawlu na yooyee naatangoo doxale di ciy gëtam ay faute ci seenu métier avocat observateur ne maître Dior Diagne nag ci mbir mi dàqul xalaatu yóbbu kalaame gi ci kanamu tribunal ngir yi daan moo waral mu sàkkuwaale ci bataaxal bi ab autorisation ci bâtonnier de l'ordre des avocats observateur ngir nag ak yamale ci wasaare xibaar gi bañ a bu doon benn nopp fexe na jot ci téléphone maître Bamba Cissé ak maître Pape Samba Sow waaye it antuwul jotu leen ñoom avocat yi nag ci mbiri Ousmane Sonko Adji Sarr ak boor buñ ca mën a féete njiital ordre des avocats maître Pape Leyti Ndiaye béggul ci seen ab doxalin ndax ñàkk wàccoog cellal ak yoonal gi seen métier laaj di génne nag ay xibaar yu ñeel enquête bi ca boobu fekk na dossier bi ne ba tey ci loxoy enquête kat yi daan di leen ci war a fekk nag yéenekaay bi wax na ca capitaine Touré moom bu gendarmerie nationale ndax dafa jalgati am déet wàlluk li nga xamante ne mooy yoonal gi métier laaj nepp takk der ci Vox Populi jàng nañ ca ay njaaxalem yu mujj laata mu war a wuy ji ay kilifaam ma nga ca naan ci yéenekaay bi dara jotu ko mu ngeeg wér-gu-yaram gu mat sëkk waaye bàyyi jë di ki ko yar moom daf ni déet dafa jàpp ne liggéey rek la wala ak feebar capitaine Oumar Touré ñu fekk ko ci Les Échos mu naan ca xëy na dinaa dem kaso de waaye jàpp leen ni ku bëgg réew mi la maa ngi ak sama sago ak wér gu mat sëkk ci li may wax yépp ci sago laa ko defee bàyyi ja Massiré Touré ne déet li kay du tayeef liggéey rek wala feebar Les Échos waxtaan ak ñenn ci kilifa ci li ko mën a fekk nag ci woyu doxalin major Kandji moom daf ko jàppee moom capitaine Touré un mauvais militaire bu bon élément bu rax ci biir gendarmerie mu ne xam na risque ya ko ca mën a fekk moo waral doxalin wi maanaam di gaawantoo ko njëkkante ngir daw génn rang yi commissaire Keita it noonee la gisee kuy jëlalee ngir génn ci mbir yàqu ngor mu ne li muy wax ci dossier bi dara amu ca le témoin ci gàttal dafa laaj nag ci ndax moom capitaine Touré génie la wala ab dof rek ñu des ak le témoin mi gis ne ginnaaw fitna gi fi woon président Macky Sall jëlaatal na boppam yëf ya ak i dogal démb alxamis tey ji ñu koy def deuil national ngir ab dëj ñeel ñi faatu teg ci oyofal jëmee ci askan wi ci dem ak dikk bi ci wàllu dundi nit naka noonu ak yëkkate gi mu fas yéene yëkkatee le 19 mars lépp luy ak tere dogal ñeel mbas mi ak xeexin wi président teg ca génne ñu ne ñetti téeméer ak juróom fukki milliards ci diirëb ñett ci at ngir xëyu ndaw ñeeg seenuk suqaliku le soleil noone la waxee yéenekaay bu an fësale ko moom président Sall ak dogal ya xaaj bu njëkk téeméer ak juróom fukki milliards ngir xëyum ndaw ñi ngir atum 2021 waaye it xaaj beneen ñaari téeméeri milliards ngir 2022 2023 mu mel nag ci wàllu dogal yi président de la république du ci yam ndax la tribune nee na ma ngay xalaat ci geesal ñeel gouvernement bi ca nag ñu ne bopp yu bari dina wadd laas moom xëy defa melob dëj bi ànd ci agraaye bu Sénégal ca xëtam bu njëkk ak wert ga mboq gaak xonq ba biddiw bi ca digg ba yéenekaay bi jàpp ne bakkan yi rot nag bari na lool le quotidien ne moo tax it ñoo nga ca dëjal ga ak jaalewante sunu biir naka noonu nag war a sargaal ñu làqu ci manifester yi yooyu manifester ak coxor gi métit yàq ak rey gi ko lal moo waral lii quotidien xëy defa laaj ana li des ci image bu Sénégal wàllu wér-gu-yaram la ñuy jeexale yéenekaay bi le mandat ak bëccëgu tey gi ñu jagleel xeex beeg jàngoroy roño ci àddina ci wàllu yorin topp ak pajin mi di prise en charge yéenekaay bi moom la mu gis mooy Sénégal dëgërul ci jéego yi ak tànk yi maanaam dañ cey daagu depuis que nag ba autorités yi jógee autorités religieuses yi autorités administratives jóg waxtaan ak le président pour ñu calmer la situation looloo tax woon dañuy arrêté suñu marche mais problème bi mooy dañuy continuer di jàpp nit ñi actuellement nii ma lay wax ni dañ leen di dem ba seen biir kër yi di leen fekk di leen jàpp et nous sommes des citoyens ñi ngi jàpp ñëpp te teguñ leen si yoon ñu bàyyi leen que aussi élection ñu respecté calendrier bi monsieur le président gën ñoo bëgg réew mi waaw parce que démb fii la fare woon suba kenn xamul fu muy fare préfet bu Linguère di Latir Ndiaye dalal na leen ci njeexte lii teg ci sant leen ci anam yu rafet yiñ ko amalee kon mën nañoo wax suñu xalaat mën nañoo exprimer suñu naqar waaye li nga xam ne am nañ ko suut ñu préserve ko bàyyi aussi alalu jàmbur bañ ko yàq loolu yaakaar naa ci dinaag boobu ngeen aw te loolu ñu ngi koy rafetlu di leen ñaan nag ngeen continuer noonu message bi ngeen fi wax nag yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko ci tàmbale ci chef de l'État ba ci suuf ñun ñii di administration dégg nañ ko comprendre nañ ko force de l'ordre comprendre nañ ko farandoy Ousmane Sonko yi nee nañ dogu nan ngir bépp yëngu-yëngu saa yun si amee ndigalu ñi leen jiite ngir nooteel jeex ci biir Sénégal. Démasquons les comploteurs! Démasquons les comploteurs! RFM Linguère, Baye Assane Diop.
Ba Sañ Diaw fii ci Ndakaaru ndaw bi di Cheikh Wade toll ci ñaar fukki at ak ñaar moom nag dafa faatu ci manifesté woon ca Parcelles barki démb ci altine ji kon altine bii la woon barkaati démb la woon kon ci altine ji moom nag ci jàppante yi amoon diggante takk der yi ak ñi doon manifesté si la ñàkkee bakkenam ca njabootam nag nekk foofu ca Parcelles naqar ak tis la ñu nekkee rawatina nag ki nga xamante ne mooy seexam bu jigéen moom lekkatul naanatul jooy la dëkkee saa su ne gannaaw bi mbir mi xewee reportage Oumar Mbow. Cheikh Wade dem na bàyyi ci ginnaawam ab cheikham bu jigéen bi nga xamante ni bu mu génnee àdduna ba léegi kenn mënu koo nax. yaayam xaw a jaaxle mooy seexam. ci néegu cheikh foofee la Mariama tëdd di jooy ci bi mu yégee ne daal dinañu faat cheikh te ñu rey ko par balle. mbokk yi ak njegeñaale yi ñëw jaaxle lool. bi Cheikh faatoo ba léegi nag Mariama deful dara ci gémmiñam lekkul naanul bëggutul dara ci àddunaam. ci tànku yaayam la tëdd ci gémmiñam lenn rek lañ doon dégg mooy ko ne moom dafa bëgg gisaat Cheikh. famille bi jaaxle lool tax ñu jël dogal ne dañ koy yóbbu hôpital xool. bu dee hôpital foofu xëy na bu ñu ko sampalee ay permission xëy na mu xaw a am ko yóbbu. Cheikh Wade nag ñaari fukki at ak ñaar la amoon moomee la ñu daal di faat altine bi ñu génn ca croisement 22 ginnaaw bi jàmmarloo amoon diggante ndawu Parcelles yi ak policier yi. RFM Cambérène Omar Mbow. Omar Mbow jàmmarloo yooyu Cheikh Wade ñàkk ci bakkanam li ko waral mooy li ñuy jàppoon Ousmane Sonko njiitu Pastef dañ ko jiiñ wàllum siif benn xale bu jigéen di Adji Sarr moom premier ministre bi fi woon di Mahammed Boun Abdallah Dionne daal dinay addu ci mbir moom nag àndul ci li ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome doon wax ne ñi doon manifester ay terroristes dana loolu dara mu ci ay ndaw lu am lu leen metti la sàkku na tam ci njiitu réew mi mu daal di jéggale ci mbir mi Mahammed Boun Abdallah Dionne jagleel waxtaan wu yaa rajo Futur Média démb la woon àndoon ceeg Babacar Fall ak Souleymane Niang Ndati Diop. Souleymane bul yàq waxtaan bi. déet yàq moo waxtaan bi xam lay laaj déet fii réew mi la ñuy wax. ah loolu bokkul ci réew mi. non xoolal déet. du turub Ousmane Sonko du turub Adji Sarr mi nga xam ni moom moo tekki tuuma ci njiital Pastef du ci kenn koo xam ne nii jawriñ ju njëkk jawoon tudd na saw tur. loolu di wane rek ni Mahammed Boun Abdallah Dionne bëggul woon yëy yàbbi ci coow li nga xam ni moom moo jib ak manifestation ya ca aaju bàyyi bakkan sax di ca rot naam sax bu fekkee ñaawlu na ko di jaal yi di njaboot yi waaye dàq bépp mbirum terroriste comme ni ko jëwriñ jiñ jënk lépp lu jëm ci wàllu biir réew mi doon ruumandaate. non xale bi may wax fii. ci place de l'Obélisque du terroriste. non man dëgg laay wax. da ngay weddi waxi Antoine Diome. ma ne dama ne weddu moom. Abdallah Dionne contredit Antoine Diome. non ma ne bu la neexee su ma ko waree contredire dama koy contredire. jàmm dellu si muy digle ni nañu baale tey jéggale. damay ñaan man sama patron. fi mu ko teg foofa la. maanaam. baale ku mu mën a baal andi jàmm ci réew mi ndax jàmm ci la lépp xaj. moom mi fi nekkoon secrétaire d'État à la présidence jaare ci waxtaan wi mu séq ak RFM weddi ba mu set wicc ci kàddu yi kii di Éric Zemmour moom mi ni Ousmane Sonko buñ ko bàyyee njiitu réew mu France di Emmanuel Macron moo def pression ci Macky Sall. li mu wax du dëgg. ah bon. du dëgg. Macron woowul Macky. ma ne dama lay wax xam nga am journaliste nga wax. un ancien premier ministre moo la ko tontu ne. ce que Zemmour a dit n'est pas vrai. ndax réew du doxee noonu. ma ne loolu c'est du pipeau. gannaaw fitna gi Mahammed Boun Abdallah Dionne di dalal xel yi mu ni njiitu réew mi xam na mbir mi fi mu toll bu baax a baax te lépp li nga xam ni moom moo di tawat dina ci indi saafara ci anam yu mu gën a gaawee. Ndate Diop lu soxal sax mbir moomu maître El Hadji Diouf di avocat bokk ci avocat yu Adji Sarr mi tuumal Ousmane Sonko moom maître El Hadji Diouf kon tey ji ci ngoon dina janook taskatu xibaar yi ñi ràddu ci mbir mi ñu fàttali ne moom nag maître El Hadji Diouf këram ñi doon manifester dañ ko daan di woon taal ci ajjuma bi ñu weesu këram nga nekk kon ca Maris maître El Hadji Diouf kon di janook taskatu xibaar yi tey ji ci ngoon lay doon ci bu 4 heures jotee lay doon ca Café de Rome 8 heures tegal fukki minutes. Pour man
RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di manqué gaz gu ñu nemmeeku ci yenn koñ fii ci Ndakaaru lu ci mel ni Liberté 4 ak Liberté 5 gis fa gaz nekk na loo xamante ne jafe na lool ci jigéen ñi waral sax ba ñenn ñi jamono ji këriñ la ñuy toggee waaye nag borom dépôt gaz ñoom di dala xel yi ci ne lépp dina jaaraat yoon li waral yëpp mooy manifesté yi amoon fan yi lañ tojoon ay station yi jaay essence reportage Pape Balla Gueye. gannaaw manifesté yeeg yàq yi nga xamante ne moom la ndaw yi def ci biir réew mi yëpp Dakar rawatina daanaka jafe-jafe rek la daal di mujj jural askan wi bokk ci ñàkkum gaz goo xamante ne bari na ci boutique yoo xamante ne ci Dakar amatuñu ko ca Liberté 4 Liberté 5 loolee daanaka moom la ñu fa nemmeeku jamono joo xamante ne ngir am gaz jafe na loolu suñu sukkandikoo ci jaaykatu boutique bi di Alpha Diallo. léegi ne am nga gaz yow. non est-ce que ma gaz moom. lu ko waral. parce que dafa xaw a manqué quoi. yenn saa yi ma am. moom mi yore ab restaurant am Ndeye Fatou Seck moom nag muy xamle jafe-jafe yi muy daal di dund lu tolloog ñetti fan ngir daal di bañ client nag ñu daal di daw moom nag këriñ la daal di mujj di jëfandikoo ngir daal di mën a togg. moom laay gën di utiliser waaye instant bi ne gaz moo manqué da ngay wër ba sonn te doo ko gis depuis barki démb ba léegi mënumaa fexe ba gis gaz bu may toggee yaa obligé jënd saako këriñ moom lay toggee ni instant bi ndax mënuñu ñàkk a togg il faut ñu togg. te tamit boo gisul gaz xëy di wër doo xam fan nga koy amee jënd këriñ taal mooy gën a yomb daal nga toog di ko wër te boo bëggee wër te xamoo fooy amee da ngay naajo. ñu dajeeg moom ci dépôt gaz bu Liberté 6 bi Modou Maguette Diouf moom nag mu ngi wut gazu fukki kilo ak ñaar bi lay mu doon jafe-jafe goo xamante ne mu ngi koy nettali. période bi muy wut gaz ba léegi xaw na yàgg quoi mais une semaine maay wut gaz ba léegi aw ma ko tey lañ mu jóg ci boutique bee laa dem foofu lañ ma expliqué ma dem aw ma may ànd ak sama benn maam ak sama benn grand frère si lañ ma ne ma ñoo laaj fii ba xam na am waaw fii ci dépôt bi loolu moom moo fi indi nag comme que ñëw naa laaj mu ngi wax léegi ne gaz am na mais yow bi nga soxla moo amul waaw bi ma soxla mooy 12 kilos bi mooy bu mag bi quoi bu ñu relier ak cuisinière yi quoi mais bu dee yu ndaw yi moom gis naa ñu ko am sama boutique koñ quoi mais 12 kilos yi fu mu toll nii moo xaw a jafe quoi. jamono ji nag jafe-jafe gi nag li ñu jàpp ne moom moo ko waral mooy manifester yi ñu daal di amal ci fan yi ñu génn suñu sukkandikoo ci ñi ñu dajeel waaye nag yi nga xam ne moom moo yore dépôt gaz bu Liberté 6 bi muy dalal xel yi di xamle ne si lu dul yàgg rek dinañ daal di bàyyiwaat oto yi ñu génn daal di yóbbu gaz yi fépp fu mu waree ngir daal di wàññi jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wi di jànkonteel. Pape Balla Gueye ci wàllum gaz boobu ki ñi nga xam te ne ñooy waa ministère bi ñu dénk pétrole ak énergie nee nañ ciy leeral nee neen gaz moom manqué wul li am moo di ne séddale mi moo am jafe-jafe gannaaw manifesté yi fi woon waaye lépp dina jaarat yoon ci fan yu néew ki ko xam ne kon di Mante Gueye di conseil technique bu ministre bi ñu dénk wàll pétrole ak énergie ay kàddoom ci micro Abdou Diouf Junior. Cheikh Wade est parti laissant derrière lui sa jupe. ñuy jéggalu kon Mame Anta Gueye la ñuy déglu moom nag nekk conseil technique bu ministre bi ñu dénk wàllum pétrole ak gaz di wax nag ci jafe-jafe yi nemmeeku ci gaz bi mu xam ne gaz manqué wul waaye li am mooy séddale mi moo am jafe-jafe gannaaw manifeste yi fi woon ñu tojoon ay station essence tax nag ba kon jafe-jafe am ci waaye nee na balaa yàgg lépp dina jaaraat yoon moom Mame Anta Gueye conseil technique ministre bi di kon doon daje démb ak ñi yëngu ci wàllum pétrole loolu gannaaw bi nga xamante ne lu toll ci juróom-ñaar fukk ci station essence daan nañ koy yàqaate ci manifeste yi amoon fii ci Ndakaaru ak ci biir réew mi ci semaine bi ñu weesu. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Njogu Jën. loo koy doore. wàllu football dellu ci jongante gi nga xamante ni démb jaraaf bu Dakar mu ngi ko doon amal ci wàllu coupe de la confédération diggam ak étoile sportive bu Sahel ca Tunisie lañ ko doon amal jaraaf nag daa mujj ñàkk ñaari bal ci dara ñaari bit yëpp ko dugal nag moo di Hamza Lamar 65e minute ak itam ci temps additionnel bi penalty gannaaw ba match bi jeexee kii di Cheikh Gueye di tàggat équipe bi nga xamante ne moo di jaraaf bu Dakar yëkkati na ay kàddoom ñu déglu ko ci micro envoyé spécial bu l'Observateur Souleymane Ndiaye. mënuñu wax li doxul ndaxte def nañ première mi-temps boo xamante ni bu mucc ayib ni nga xamante ni noonu la liggéeyoon match bi am bloc bu baax am patience ba pare bu ñu yoree bal bi football on l'a fait en première période en deuxième période malheureusement l'équipe adverse a marqué sur balle arrêtée ce qui nous a obligé aussi de sortir un peu
pour chercher l'égalisation 90 minutes gis nañ équipe bi nga xamante ni mooy équipe Tunisie dugal bal ci penalty kon boo defee jàngatu match bi ci 90 minutes mënoon ni say joueurs defuñu li nga xam ne waroon def parce que équipe adverse bi on a créé tellement de problèmes sur le plan défensif ba nga xamante ni mënul am but boo xam ne daf koy dugal par combinaison bal arrêté parce que bu fekkoon sur corner mën nañ wax manque de concentration la wala si bu fekkee corner par combinaison wala coup franc par combinaison mën nga wax bal manque de concentration la mais bu fekkee da nga daje équipe boo xamante ni peut-être ils ont un bon tireur de coup franc sur balle arrêtée il te marque on peut rien reprocher ni aux joueurs sur le barrage ni au gardien de but vous savez un penalty est fait pour marquer de toute façon c'est l'occasion la plus facile pour marquer dans un football donc pour vous dire que on ne parlerait pas de manque de concentration sinon ce sont des faits de jeu ce sont des détails yoo xam ne dafay ñëw ci match moom moo ñëw tey ñu perte 2-0 kon encourager et féliciter équipe adverse ba pare encourager samay joueurs ndaxte respecté nan les principes yi nga xam moom nañ tegoon sur le plan tactique surtout en première période en deuxième période loolu tey am parfois booy football ci biti équipe adverse bi du la sëkkatalee mën na am but yoo xamante ni comme ni mu demee ñu tey la demee kon donc mën nañu wax ni ñun ridicule ñun ci match bi ce qui veut dire que nag daan def ay jàngat boo amee dafa doo pare da ngay def jàngat yi nga ci war def ba nga xamante ni ci biir tournoi yeneen match yi ngay dëgmal di nga ci mën am ndam Jaraaf ñaareelu jogante nga am ci gile compétition danaka amal ni ki mercredi gi di ñëw seen digg ak geneen équipe bu Tunisie di CS Sfaxien mi nga xam te ni démb ci ndorteel yi la jogante am na ndam ci diggam ak doomu Burkina Faso yi di waa Salitas benn bal ci dara ñu daal di waxtaanee wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci Europe ak Ligue des Champions démb nag FC Barcelone moom dañu ko daal di éliminer ci wàllu 8e de finale la ko waral nag moo di Paris Saint-Germain mi nga xamante ni moo ko daal di xañ démb donte nag dañoo daal di match nul match retour ba foofule ca Paris 1-1 la ñoo daal di def ña ca jot a dugal nag moo di Kylian Mbappé pour équipe bi di Paris Saint-Germain ak kii di Lionel Messi pour équipe bi nga xamante ni moo di FC Barcelone waaye ca match aller ba ca Camp Nou ca Espagne ñi nga xamante ni daal ñoo di équipe bi Idrissa Gana Gueye jot a football ci gi la jongante démb ñoom ñoo jotoon a am ndam 4-0 sa diggante ak ñi nga xamante ni ñu di waa FC Barcelone googule lii nag mu di guléet gannaaw fukki at ak ñeent yi nga xamante ni daal Barcelone ñu koy éliminé ci li nga xamante ni moo di wàllu 8e de finale Ligue des Champions toog na kon bokk fukki at ak ñeent ñi koy soog a éliminé ci googule étape ci gile compétition Liverpool bu Sadio Mané moom démb daal dina qualifié ci li nga xamante moo di quart de finale ñoom dañoo daal di am ndam 2-0 seen diggante ak ñi di waa Leipzig ki Mo Salah 70e minute ak Sadio Mané 74e minute ñoom ñoo jot a dugal ci gile jongante nañu ko defee woon ca match aller ba ñoom ñaar itam ñoo ci jotoon ràññeeku ñu daal di waxtaanee championnat ci biti réew championnat bu Angleterre ñoom démb nag dañoo daal di door seen 33e journée match avancé Manchester City di wéy di gën a jege ngir jël li nga xam te ne daal moo di titre champion ñoom démb dañoo daal di tër yu metti sax ñi nga xam te ne ñoo di waa Southampton juróomi bal ci dara ñaari but moom la Riyad Mahrez di doomu Algérie jot a dugal ñaari but mooy itam Kevin De Bruyne di doomu Belgique jot a dugal fi mu toll nii nag ñoom ñu ngi rawee lu tolloo ki fukki poñ ak ñeent ka féete si ñaareel place bi di seen dëkkandoo di Manchester United ci Espagne ñoom itam ñu ngi doon amal match retard seen 33e journée kii di Atlético Madrid moom daal dina am ndam ci diggam ak ñi di waa Athletic Bilbao ñaari bal ci benn Llorente ak Suarez sur penalty ñoom ñoo jot kon bokk ràññeeku ñoom jamono gi dañoo gën a dëgëral seen taxawaay ci bopp raw gàddu gi daal di am juróom-benn fukki poñ ak ñaar rawee ki juróom-benn poñ ñi di waa FC Barcelone féete si ñaareel place bi daal di raw juróom-ñetti poñ ñi di waa Real Madrid féete si ñetteelu place kon bokk alaaji li ma fi gënoon fas ci xibaaru tàggat yaram. jaajëf Serigne Cheikh laataa ñuy wee rek ñu wax ci accident bu am ca Diawara di dëkk bu nekk ca commune bu Jokkul Melbourne ca diwaanu Kaffrine benn soxna bu nekkoon ci moto ñu supporté woon ko moo daal di daanu ba noonu la ñàkkee bakkanam moom nag toll ci ñeent fukki at conseiller municipal de woon foofule ca commune bu Jokkul Melbourne maire bu dëkk ba nag di naqaru accident yi ni muy bëree foofu tax muy sàkku ñu daal di defaraat tali yi daañu si dellu seeg yéen ci si yenn xibaar ak ndaw lañ toogal ca Kaffrine di Omar Ndiaye. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wér te wóor. wàllum aada ak cosaan chronique culture bi Anna Rochelle Ndiane. maa ngi leen di nuyu mbokk yi. académie bu théâtre bu Louga mu ngi présenté benn pièce di Covid-19 et ses alliés à la barre mu di nag pièce de théâtre boo xamante ni li ko tax a jóg mooy sensibiliser askan wi waaye surtout nag delloo njukkal bépp nit bi nga xamante ne mu ngi yëngu ngir xeex lii di mbas mi daal dinañ ko jouer nag à huis clos te centre culturel bu Louga dañ ci déglu directeur artistique bu académie bi Ibrahima Ndoye Lebou ci
micro Abraham Poulpouy. jàpp nañ ne Covid 19 bi déjà ñëpp la concerné moo taxoon ñu ne aussi tamit bu concerné ñëpp bon kenn ku ne war na ci bay wàllam boo dee seet ne pièce bi mënoon ko tënk ci lan valoriser nañ ñi nga xamante ne quand même ñoom ñëpp ñoo ngi doon yëngu pour xeex bi boo dee xool que valoriser nañ ci médecins yi service de l'ordre yi politiciens yi jeunesse bi femmes yi képp koo xamante ne dugaloon na ci loxoom daal wane nañ ne en tout cas ñun ñëpp ñoo xeexoon pour nga mbas bi jóge fi donc loolu la indi beneen bi des aussi tamit xamal nañ ni aussi tamit Covid 19 bi bu fekkente ne am na place fii ci Sénégal dafa am lu ñuy tuddee ay alliés mooy maanaam ñi koy jàppale parce que tey bu fekkente ne état dafa wax ne nañu jéem a def lii wala médecins yi wax loolu ñi ko respecté ñun jàpp na ne ñooñu ñooy may tànk Covid bi boo dee seet aussi tamit bi ñu demee lancé yenn décret yi que am nañu doon wàcc ci terrain di xeex ak service d'ordre yi donc yooyu yëpp day firndeel ne Covid bi pour ñu xeex moom il fallait que d'abord ñu dégg ndigal loolu moo taxoon jóg vraiment pièce théâtre bi fexe aussi tamit que li ñuy def ni autorités yi gis ko parce que man gis naa ne sunu ay xalaat yamu rek ci def ko au niveau de Louga mais xalaat nan def ko ci plateau yu mag yi. ci wàllu cinéma ñetti film sénégalais dinañ bokk ci sélection officielle bu Mobile Film Festival Africa muy André bu Gisali Bari Je suis liberté de Marcel Diouf ak toujours coupable bu Seynabou Faye festival bi en ligne lañ koy amal li ko dalee fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février gi ñu nekk mbokk yi fii la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal, CCPS.